alxames bu jot ci 90.3 i rajo bi ngeen yittewoo tigi. conférence de presse ak Khalifa Diakhaté. maam jogali musa jigéen ak bambari musa jigéen ñi ngi laan sàmb samaam la. Sénégal nuyu naa leen niki nañu ko baaxoo alxames gu jot bu ñetti waxtu jotee ànd ak yéen ci conférence de presse muy seen yëfi bopp moo xam ñi fi tappal ay ndombo tànk ñu yor loo xam ne dafa war a doxal réew mi ak ñi leen ko dénk muy askan wi ak fu ñu mën a féete tey li ñuy yittewoo mooy mbirum chemin de fer ku nekk xam na ni réew ma Sénégal daal na ci tumuranke ndax toll woon nañu at yoo xamante ne nii daanaka lu ñu ràññee la woon mu doon dundal ay gox yu bari ci Sénégal diggante Ndakaaru ak Bamako ñu dem ba loolu yëpp daal di mujj fay dem ba ñu jéem a suqaliwaat waaye suqaliku gi méngoowul ak la nga xam ni xëy na moom lañ si doon yaakaar ci gis-gisu ñenn ñi am ñoo xamante ne ni jëleen leen fañ nekkoon yóbbu leen feneen am ñoo xamante ne ni ñu ngi bëgg a suqaliwaat mbir mi waaye la ca bees mooy dafa am leneen lu bees ci réew mi muy TER boobu noonu di train express régional war a am fii si Ndakaaru du lu méngoo lool ak jamono ci wàllug chemin de fer waaye booy xool nekkunu chemin de fer na mu mel ci réewum Sénégal ak loolee ni mu méngoog jamono dafay mel ni daal dafay xaw a ñàkk yanu maanaa ba waral tey ñu war ko waxtaane ak ñi nga xamante ni xëy na ñoom la yitteel ci pàcc yëpp muy ña ñuy oowee regroupement national des cheminots déflatés ak ña nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu Dakar Bamako muy DBF Dakar Bamako ferroviaire kon tey loolu mooy solo waxtaan wi ki fi teew di Adama Isaac Diop moom mooy président regroupement bi ñu tudd léegi muy regroupement national des cheminots déflatés ci kanam tuuti daañu jokkoo ak lenn ci ay borom xam-xam niki noonu tamit si ñaareelu xaaj bi daanu jëm ci mbirum Dakar Bamako ferroviaire ma ànd si ak sama natango Aminata Ndong ñu war a waxtaane mbir mi Aminata salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adama Isaac Diop ñu ngi lay dalal di la massawu ndax yaa ngi bàyyeekoo ca diwaanu Thiès ñëw teew ngir waxtaanee li nga xamante ne moom mooy seen joote ginnaaw bu ñu la dalalee li ñu leen njëkk a laaj mooy tey bu ñu nee regroupement national des cheminots ñëpp xam nañ lu mu doon bu ñu ne déflaté dafa am ñoo xamante ni xëy na dana lënt ci seen bopp nan lañ ko mën a leeralee ngir ñu mën a gën a sóobu si waxtaan wi mu gën a yëwén. waaw kon asalaamaaleykum maa ngi nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu également seen auditeurs yi et di leen wax di cheminots yëpp ñu ngi leen nuyu particulièrement les cheminots déflatés et effectivement cheminots déflatés yi dañ doon liggéey chemin de fer pendant plusieurs années alors ñu jékki-jékki à un moment donné en 2003 daane léegi dañuy bëgg maintenant changer chemin de fer privatiser ko donc li fi nekk ci personnel du ko mën jël. donc ci kaw loolu la ñu initié woon benn plan social en 2003 en septembre 2003 ci li ñu jël 506 yoo xam ne ñun lañu ñu léegi da ngeen di dem alors ñu romp seen contrat ngeen dem toog alors ñu ci continuer avec comment dire avec la privatisation. alors bi ñu génnee nag ñu xam ni comme comment dirais-je plan social bi ñu def dafa ñu bett xalaatuñu ko xalaat bi ci war. bàyyi nañu suñuy àq ak yelleef yu bëri ci biir. donc ñu trouvé woon une nécessité pour regrouper wu pour organiser en association pour que mën continuer di laaj suñuy àq ak yelleef ci biir chemin de fer. très bien balaa ñuy sore dañuy gestu tuuti xool ak Oumou Kalsoum Ba mbir yi fa mu dooree ba fi ñu toll nii ñu teewlu kon Oumou Kalsoum Ba. atum 2003 metti na trop ci cheminot yi nga xam ne ñoo doon liggéey ci Dakar Bamako ferroviaire seen nag lim toll ci 327 ñoom dañ leen daal di dàq ñu leen di wooye ci nasaraan cheminot déflaté ñoom nag boobu ban tey ñu ngi wéy di xeex di yëkkati ay dënn ngir ñu delloo leen seen ay koppar ak jox leen ay ndàmpaay xeex boobu nag ñu ci bëri ci ñoom fekkewuñu ko ndax am na ñu ci faatu xeex boobu sax tax na ñoom ñooñu seen njaboot yu bëri daal di tas ndax xaalis bi nga xam ne moom lañ leen waroon jox ba pare ñu wàññi leen moo tas seeni kër ak seeni sëy waaye ci atum 2013 ginnaaw ay ñaxtu ak ay yëngu-yëngal yu bëri ñoom ñooñee di woowee seen bopp regroupement national cheminot déflaté yi daal dinañ noyyi bu baax te ñaxtu yi ñu doon ñaxtu toq na ci noppal président Macky Sall ba tax na daal dina jébbal ci seeni loxo lu toll ci 510 millions ci suñu ay koppar mu nekk ay ndàmpaay société bi nga xam ne moo leen dàqoon di Dakar Bamako ferroviaire moom daal dina leen jox enveloppe bu toll ci
ci 100 millions ci sunu ay koppar mu daal di koy jébbal société bi nga xam ne mooy saytu ak liggéey lépp lu jëm ci à la retraite yi ñu koy woowee institution de prévoyance retraite du Sénégal. ndax ci fàttali cheminot yooyu ñoom bañ leen daaxee ñoom itamit ñu ngi doon wéy di xeex ndax ñu delloo leen li ñuy woowee ci cotisation jëm ci seen pension IPRES. ci même at bi nguurug Sénégal tamit daal dina dàbbali joxaat leen lu toll ci 425 millions ci ay koppar loolee lépp di ay dàmpaay mu lalu ci juróomi at. waaye nag am na lu ciy ñuul ndax ci 327 cheminots yooyu am na ci 49 yoo xam ne ñoom jotuñu benn ab koppar bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam yi nee nañ ñoom ñooñee dañoo yàkkamti woon nanguñu woon tey xaar daal di jël seen ab dossier jébbal ko fa mbax ne dooree benn moo tax bi nguur gi di fay mu daal di leen boddi ci ñooñee mën nañ ci lim ay cheminots yoo xam ne dañoo jot a faatu bàyyi njaboot seen ginnaaw naka noonu ñoo xam ne tamit seeni jëkkër ay cheminots la ñu nekkoon di liggéey waaye mbir moomu ba léegi mu ngi wéy di indi jiixi jaaxaa ndax bu fekkee ne ñenn ñi ñu ngi naan ñoom yàkkamtiwuñu benn yoon ñi ci des ñu ngi gisee ne nguur gi dafa def li ko neex dafa làq doom dóor doom te am ñoo xam ne daf leen boddi konte ci bile mbir. kon Adama Isaac Diop président regroupement national des cheminots moom la ñu dalal tey ñu fàttali leen ko ci seen émission conférence de presse ci iRadio alxames bu ne di si ànd ak suñuy natango tey sama càmbañ maa ngi ànd ak Aminata Ndong ñeneen ñi daanañu dab bu ñu paree seen i conférence de presse quotidienne ba pare ñëw si conférence de presse bi nga xam ne Sénégal yëpp a ko bokk. kon Adama Isaac Diop dégg nga Oumou Kalsoum daal dinay fàttali askan wi ñuy déglu mbir mi fa mu tàmbalee ba fi mu yem jamono ji ana yéen jéego ngeen defagul. Voilà, depuis 2003 alors dañu njëkk a commencé di interpeller le directeur général l'ancien directeur général Ibrahima Niang di ko laaj suñu àq jëleef boobu bi ci jiitu woon moo doon suñu causation sociale yi nga xam ni dañu waroon accompagner de 2003 à la date de retraite de chacun donc c'était prévu pour 60 ans malheureusement à l'époque biñ ko woowee mënuñu xaalis bi daf ko leble. daf ko leble. waaw ku mu ko lebal. biñ ko laajee ku koy lebal mun nañu agent judiciaire de l'État li ko lebal. waaw. ñaata la woon. c'était 425 millions. waaw si ban cadre la ko lebaloon agent judiciaire de l'État. bon nee na à un moment donné bi ñu def plan social bi ñi njëkk a dem mais am na un deuxième groupe boo xam ni y avait plus de fonds. pour mën leen jox seen i indemnité ñu dem. alors donc agent judiciaire la comme c'était le maître du plan social. alors mu lepp ko xaalis bi nga xam ne dañ nga prévoir pour accompagner bu ñu génnee alors nee na mu jox ko alors ñun nag loolu bu ñu ko woon ko à l'époque ñu commencé jàkkaarloog boobu et di ko bindi lettre parce que ñi nga xam ne ñoo gënoon mag ci ñun dañu commencé woon dem retraite donc 2003 lañ dem am ñu dem retraite 2004 ñi 2005 2006 2007 ainsi de suite donc ku dem retraite boo demee au niveau de l'IPRES ne la cotisé lu ñu la de 2003 à ta date de retraite. waaw soit muy 2005 ou 2007. ensuite IPRES dañu aussi wax ni que ni les cotisations antérieures à 2003. yi ko jiitu kii réglé wu ko SNCS. donc ñu am ñaari problème benn bi il faut que ñu. SNCS mooy jamonoy société nationale. voilà c'est ça mooy société nationale bi donc il faut que ñu régler problème wu antérieur à 2003 et maintenant postérieur à 2003. donc ni ñu ci nekk ci ba un moment donné alors bi mu xamee ni xaw na jaaxle mu bind le ministre des finances daal dina ko pour mu jox ko mu restituer ko xaalis bi nga xam ne boobu la joxoon agent judiciaire de l'État. alors ministre des finances. et par le biais de l'agence xamul ko ni yorewuñu xaalis bi. joxoo fi dara yoruñu la dara. alors ça pose un problème. alors agent judiciaire bi ki mu ne woon moom la ko lebal moo ni xamal ma leen ay koppar. effectivement c'était à l'époque Dianko. Ablaye Dianko moo doon ministre boo doon agence ne ko ñun am nañu fonds pour fonctionner donc yoruñu leen xaalis. donc dem leen ngeen laaj seen xaalis directeur général bi ngeen ko joxoon. alors ñu nekk ci ay jafe-jafe parce que boobu ku retraité aussi da ngay am des pensions minables yoo xam ne baaxul surtout nga toog des années sa indemnité yi ñu la joxoon jeex na sa pension baaxul alors ay difficulté am. alors ñu nag regroupement bi jóg taxaw commencé ko dox. et yàlla def ñu njëkk a dajeek benn kilifa boo xam ni à l'époque mooy Abdourahmane Tilala. mu conduire ñu en 2007 auprès du président Macky Sall boobu il était premier ministre. ñu ñëw rencontrer son excellence Macky Sall en ce moment il était premier ministre ñu posé ko problème bi
mu ñu léegi dama nekk ci campagne électorale 2007. da ngeen may après la campagne bu ma dee sotti ci gouvernement bi dinaa leen jël et dinaa régler seen problème. ma jël mémorandum bi jox ko bi ma ko joxee mémorandum bi mu xool ko daal ni le premier point du mémorandum dama koy régler. séance tenante mu régler le premier point jox ñu les fonds nécessaires pour jéem régler le premier point. alors c'est en 2012. en 2007 voilà c'est ça. et yàlla def ñu topp ko ba 2012 mu ñëw comme président de la République. ñu ne voilà c'est l'occasion ñu bindaat ko fexewaat ba jokkoo ak moom et par des autorités yu ñu jàppale mënuñu léegi damay soog a toog en 2012 mais 2013 incha allah rabi danaa leen dugalal 510 millions au lieu de 425 millions. Oui. parce que en fin de compte le législateur a réclamé 510 millions. ñu toog mu jël 510 millions dugal ko dans le budget de 2013. nañu seen xaalis ngoo léegi régler leen seen cotisation mu jeex. et liquidateur woo ma ne ma effectivement xaalis bi ñëw na dugal nañu ko dans les caisses de la liquidation donc bëggoon ñu dem IPRES bu ñu nee IPRES ñu toog waxtaan ak ñoom ba seet yan cotisation la ñu war régulariser ñu régulariser ko. bi ñu à l'IPRES nañu bon voilà et moom du jël jusqu'à 60 ans parce que la retraite était prévue à 60 ans. xaalis bi c'était prévu pour nous accompagner jusqu'à 60 ans. mais IPRES nañu man je m'arrête à 55 ans parce que nous ne sommes pas encore outillés pour aller au-delà de 55 ans parce que la loi n'est pas encore effective tant et ainsi de suite. On a compris donc la retraite était arrêtée à 55 ans donc il fallait cotiser de 2003 à la date de retraite à 55 ans. bon ñu waxtaan IPRES nañu bon léegi pour régler ce problème-là. il faut que minimum le liquidateur jox ma 100 millions. waaw bu ma joxee 100 millions ma régulariser une partie fay la seen rappel donc defaraat pension yi. donc on était 376 personnes yoo xam ni. ñu ngi doon xaar sur les 510 parce que une partie ils sont concernés par le FNR. Ils sont 129 ñoom FNR la ñu waroon def. ñoom amuñu woon problème parce que c'est de son temps. mais IPRES moo taxoon à 55 ans. très bien donc 376 yooyu nag IPRES ne. balaa mu ci laal dara il faut que le liquidateur jox un chèque de 100 millions alors liquidateur waxtaan ñun d'accord yi daal di jox chèque de 100 millions et effectivement IPRES réviser pension yi fay les rappels donc on se trouvait dans une situation machallah. oui waaw donc ñun ñëpp au moins plus de 200 personnes. jot seen pension yu bees jot seen rappel de pension et mu des maintenant 59 personnes à régulariser. waaw léegi loolu fu mu toll. voilà loolu ça pose problème jusqu'à présent parce que depuis lors nanguñu IPRES donc du toog ak ñun. bu demee ci liquidateur bi également alors mën nañu IPRES y a des problèmes là-bas nanguñu toog suñu biir ba léegi daal. loolu teg na. très bien très bien kon mu mel nii ñu ngi ci conférence de presse ak Adama Isaac Diop président regroupement national des cheminots déflatés ñu nekk ci situation bi doon ko jàngat ci njëlbéen ba fi ñu toll nii Aminata Ndong bismillah. Khalifa man gannaaw bu ma nuyoo auditeurs yi dafa am ci benn question bu may reveniraat ci papier bi nga xam ne Oumou Kalsoum def na ko. mooy par rapport ak 2003 ba 2013 bi ñuy réclamer ci li nga xam ne mooy seen reliquat. ci jamono jooju Oumou Kalsoum ci biir papier bi dafa xamle ne lu toll ci 49 ou bien lu ëpp ñeent fukki doomi aadama di ay père de famille ñoom dañoo beru woon beneen côté la ñu demoon ñu ne dañu yóbbu woon te affaire bi fi mbaxane doone benn ba ci mujjantal gi mujj ñoo jot ci reliquat bi nga xam ne moom ngeen doon sàkku ngir ñu fay leen ko est-ce que jamono ji ñoom ñi nga xam ne ñenn ci ñoom jot nañoo génn àdduna ñeneen ñi ñoom itam ñu ngi ci situation yu metti ndax nee na seeni ay famille dañoo tasaaroo ndax jamono ji mën nga ñu wax ci ban situation lu ñooñu nekk. voilà merci beaucoup et affaire dafa nekk ñaari volet benn volet bi moo doon volet régularisation donc de 2003 ñi amoon 50 ans 52 ans et ainsi de suite jusqu'à 55 et les plus jeunes encore qui avaient 40 ans ou 35 ans dañ leen waroon accompagner ba à l'âge de 55 jël seen retraite maintenant il restait que les fonds étaient destinés pour nous accompagner jusqu'à 60 ans. donc 5 ans yooyu ci des nag yooyu lañ doon wër di ko laaj ak di ko dox fa la problème 49 yi génnee. alors bi ñu paree ci 55 ans yi ñu daan ne liquidateur léegi dañu bëgg nga jox ñu différence su du 56e anniversaire au 100e anniversaire 5 ans yi nga fay ñu ko. alors mun naa ñu bon mën na nekk mënul nekk ñu topp ci ba sonn ba en fin de compte bi ñu jokkoo ko les autorités. Le ministre Abdou Ndéné Sall il m'a reçu un lundi
parce que en ce moment dem nañ aussi ba sonn ba mujj gi ñu initier benn marche ne dañuy jóge Thiès dox ba dem Dakar à pied. Bon te ay mag lañu troisième âge lañu. Bon gëmuñu ko mais man ma jóg ànd ak sama équipe ma dem préfecture Thiès déposer sama déclaration de marche. dem préfecture Rufisque déposer ko dem Pikine Guédiawaye déposer ko bi ñu xamee ne affaire bi dëgg la nag alors ñu ne nekk kii ñoo xam ñoo parce que ñaaw na fu mel na Sénégal. loo xam musul am ci àddina. des personnes troisième âge. ñi yore seen i course ñi yore seen i satala ñi yore seen séjaada ànd ak seen i jabar seen i doom bëgg a def marche uniquement pour jot les 5 ans nañu waxtaan ak ñoom. ñu woo ma ñëw. le ministre Abdou nee na daal di wóolu agent judiciaire de l'État mu ñëw ci jotaay bi biñ toogee ñu ne ma quel est le problème man leen la problème mooy dañu yor suñu 5 ans de cotisation sociale yoo xam dañu ko remboursé ba léegi joxuñu ko léegi loolu lañu bëgg ñu remboursé ñu ministre Abdou nee na ma 4 moo ko yor ma ne ko les liquidateurs mu ne lu mu wax ba ne ko nee na bu amul autorisation ministre du budget du ko fay. mu jël téléphone woo le ministre du budget ne ko j'ai les cheminots devant moi léegi dañuy réclamer seen xaalis. léegi nee nañ liquidateur bi la ñuy xaar te dañuy prévoir marche demain à 10h boobu timis jot na. ci guddi gi presque la ñu recevoir. et bi ñu defee loolu le ministre du budget daal di demande le ministre de Abdou Ndéné Sall mu mettre son téléphone en main libre. pour que mu ñu dégg li muy wax. bi mu ko defee mu ne ko neel cheminots yi maa ngi woo léegi liquidateur. mu demain matin à 9h15 dana jot. autorisation bi ko war a fay. daal ne agent chez l'État demain matin à 9h15 tu passes dans mon bureau me remettre le autorisation bi xam ni moom moo autorisé paiement bi donc 49 yooyu ngi wax ci paiement boobu lañ nekk. alors nekkate effectivement defar nañu autorisation bi jox ñu ko le liquidateur aussi procédé au paiement dem trésor ak tout le circuit. ba nga xam ni war nañ fay. bi ñu ñëwee bay fay. Nous sommes 376. Alors, l'agent judiciaire de l'État attire son attention. Moi, l'expert, mais attention, am na ci caméra yoo xam ci yéen lu toll 49 personnes dañoo porter plainte. parce que négociation yi yàgg na 2013 2018 yàgg na mënatuñoo xaar gëmatuñu woon sax négociation léegi ils ont porté plainte. alors ñooñu dama leen di génnee ci biir paiement bi. alors di wax ak seen avocat jël seen xaalis comme avocat bi dafa na ay engagement te xam ne une procédure lu mu laaj ci ay charges ak ay frais donc mënu ma leen jox directement seen xaalis avocat bi di leen topp léegi damay jox avocat bi seen xaalis ñoom ñu dem topp avocat bi woo leen daal leen fay par chèque. et effectivement ñun ñu ngi fay le bi ñibbee ñu def une assemblée générale informer les camarades et ñu ngi fay le 10 octobre. ñoom bi ñu ñëwee pour fay ko si ñu leen mun leen fay ko parce que seen état de paiement bi retiré nañ ci seen tur les 49. ndax da ngeen porté woon plainte. parce que da ngeen porté woon plainte te léegi bu ñu leen fay fii avocat bi dina am ay difficultés pour récupérer son argent. donc léegi l'agent de l'État décidé na génn ci seen tur yéen 49 yi woo l'avocat qui était maître Lopi. jox ko la liste. jox effectivement seen chèque comme ça yéen ngeen jaarte mu fay leen. bon loolu bi mu amee neexu leen taxaw nañ ci rajo yi bon. ak li ba donc en fait kon 10 jours après daal je crois. alors ci leen mettre Lopi wala ku ci nekk mu jox la sa chèque correspondant au montant mi nga xam ne moom nga am droit. Aminata ok Khalifa man sama beneen question mooy par rapport li nga xam ne nag dama ko bëgg a laaj mooy ndax da ngeen amoon seen licenciement bi ndax da ngeen ko defoon ci plan boo xam ne plan social négocié la ak directeur bi jiite woon SNCS bu fekkee ni c'est avéré loolu da ngeen ko defoon ci plan social négocié ndax da ngeen signé woon bu ñu paree ñu remboursé leen ci li nga xam ne mooy li ngeen signé woon seen cotisation sociale yi. voilà donc en 2003 bi ñu dem c'est un plan social boo xam ni avec un protocole d'accord. Protocole d'accord bi il y avait toutes les conditions et les modalités de départ ñu nii ngeen di demee bu ngeen demee bu ngeen génnee 2003 ba ngeen di am 60 ans bon on mettra de l'argent les fonds au directeur général mu def ko dans 2 comptes pour vous accompagner.
mooy les 425 000 yi nga xam ni boobu la protocole bi waxoon moom lañ doon topp ba topp ci agent du l'État ba mujj gi. alors le président Macky Sall dugal ñu ko suñu compte. donc loolu moo ci nekkoon bi ci nekkee ñu ne léegi 425 millions yi dañ koy topp et jusqu'à daf ñuy accompagner jusqu'à la date de retraite. et effectivement en fin de compte ñu ngi ci ñu accompagner ñu ba 55 ans. 55 ans 56e 60 ans remboursé nañu ko. très bien et il n'était pas prévu nag pour ñu rembourser ñu ko aussi. non il n'était pas très bien prévu. léegi fi mu nekk nii jamono ji ñu toll nii parce que ñu ngi bëgg a jàll si ñaareelu xaaj bi. jamono ji ñu toll nii lan mooy li nga xamante ni moom moo des pour ñu mën a wàccoo ak yéen définitivement. voilà li des mooy d'abord les 59 personnes. yi nga xam ni bi ñu joxee 100 millions yi bi ñuy régulariser dañoo régulariser tout juste 379 personnes. ñoom ñu des 59 personnes yoo xam ni régulariser wuñu leen. loolu ñu ngi koy topp pour ñu régulariser ko. bi ci des aussi fan la tagee. bon parce que à chaque fois ñu gis le liquidateur mënuñu c'est au niveau de l'IPRES. nee na daal waaye IPRES ñoo nanguwul toog ak moom. ci ñun li ñu bëggoon mooy IPRES toog liquidateur toog ñu toog l'expert du chemin de fer toog. ñu wax lu leer. du wax lu leer ñu xam fan la féete. voilà loolu mooy suñu problème pour l'instant. très bien kon waa IPRES ñu ngi leen di dégg buñ ko déggee du ñàkk ba daañu defub jéego ngir ngeen mën a toog indi saafara ci wàll woowu waaye tey jii Adama Isaac Diop li ñu seetlu mooy. chemin de fer wax naa ko si njëlbéenu émission bi daanaka mën nañu wax ni ba mu faatoo sax ci réew mi wala ba mu tagga témbee yàgg na waaye dafa am lu ci bees muy TER bi ñëw jekk lool méngoog jamono muy loo xamante ne daal yanwul maanaa xel nangoo ko ci gis-gisu bokk cheminots yi nga xamante ne ñoom ñoo ko dund xam lan moo nekkoon njariñu chemin de fer ci yenn gox yi mel ni Guinguinéo ak yeneen i gox yi nga xamante ni xëy na jamono ji kenn déggatu leen wala sax seen koom-koom fay na ndax ci raay bi la ñu yaakaaroon li ci ëpp. Babacar Seydou Ndiaye moom mooy coordonnateur mouvement démarche patriotique pour l'avenir des rails et du train au Sénégal li ci am solo nag mooy dafa tudd départ sigle bi départ la. loolu mooy li nga xamante ni daal xëy na dina ci indi ay leeral ci na mu gën a gaawee Babacar Seydou Ndiaye bu dee mu ngi si ligne bi ñu jokkoo ak moom Babacar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Khalifa. Babacar merci beaucoup ci contribution bi li nga xamante ni xëy na moom mooy solo waxtaan wi tey ci ñaareelu xaaj bi mooy aberration bi nga xamante ni ñu bari jàpp nañu ko ne chemin de fer kenn toppatoo ko raay bi kenn toppatoo ko pourtant bi sampub TER jotee wala bi sampub suqali jotee dañu tànn. bàyyi fi lépp lu doon chemin de fer ak li mu fi jot a bàyyi ci jaar-jaar ak li mu fi am ci ab dayo daal di uti ab TER diggante Ndakaaru ak Diamniadio ba fële ci AIBD pour le moment loolu lan mooy si seen jàngat en tant que cheminot yi nga xam ni da ngeen bëgg un nouveau départ pour le chemin de fer. waaw jërëjëf Khalifa d'abord nga mayoon ma tuuti rek ma nuyu auditeur yi rajo yëpp ñi nga xam ne ñi ngi suivre émission bi en ce moment. mais nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñun suñuy kilifa lañu wala suñuy waajur lañu te ñu leen di tudde cheminot au Sénégal. di wax ne at mu bees bi ñu ngi ciy ñaan yéen waa rajo waa Sénégal ak kull ku bokk ci communauté cheminot rek yàlla defal la jàmm sutura ak teraanga ci atum 2019 mi. amiin di wax ne Khalifa ñun li ñuy wax nii tey dañu ko commencé woon ñun di dund 1993. parce que dafa am benn jamono en 1988 dañu jékki-jékki ci chemin de fer ñu sentiroon lu mel ni benn relance bu bees boo xamante ni ab directeur bu fi nekkoon ñàkkul ne xëy na moom moo ñëw daje ak koom goo xamante ni chemin de fer amoon na ko ci boobu jamono ñu jënd ay saxaar yu bees mu nekk ay train voyageur jamono boobu sax ñu tudde leen ay train maquinista daanaka ñuy desservir ligne yëpp yi nga xamante ni mi ngi amoon Sénégal trafic voyageur bi dox ba pare ñu am lu confortable lu neex lu rafet aussi mais ñu jékki-jékki rek jëm boori 93 rek mu mel ni dafa am rupture. ñun ci la ñu taxaw daal di ne attention nañu xool lii lan moo ko war a waral ñu commencé ñun instituer ay conférences yoo xam ne dañ ko doon def pour wax ne que dañu bëggoon tuuti attirer attention wu décideurs politiques yi ak ci boobu jamono ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon yore gouvernement bi te féete ci wàllum transport terrestre wala transport ferroviaire ñuy wax ne ñun de lii ñuy gis nii di gaaw na trop parce que Khalifa 88 93 boo ko xaymaa ëppul juróomi at ci juróomi at déclin bu gaawee noonu ci la ñuy wax ne lii ñun bu ñu taxawul wax ci ñun njabootu cheminot parce que ñun li am mooy ñun
ay doomu cheminot lañu. chemin de fer moo ñu jur moom la ñu xam ñu xamoon aussi ne dafa doon jouer apport bu mag ci économie intérieure u réew mi. donc bi loolu amee ci juróomi at yooyu ñu ne nañu jéem a taxaw xëy na bu ñu defee ay plaidoyer jëmee ko en direction de ce gouvernement là dinañu attirer seen attention muy 93 mais soo xoolee 93 2003 ñaata at ci dox. mooy fukki at yi. daanaka ñuy wax plan social kon ñun lañ doon jooy naan bu ñu teelul taxaw ñu araftu ñu wax ñu yëkkati suñu kàddu ñu jéem a fexe wut politique yu bees fexe ba chemin de fer taxawaate neneen chemin de fer ci dee la jëmoon muy agonie bañ doon wax en 93 déjà. waaw xam nga tey TER bi taxaw na wares na ko wala mënees na ko rafetlu ndax yokkute la te méngoo na ak jamono waaye ndax méngoo na ak maanaa ci seen gis-gis par rapport ak situation chemin de fer de façon globale. déedéet ndax lu tax. xam nga tey amul benn projet bu rafet bu baax bu sell buy ñëw cim réew ñu ne baaxul. comme ni nga ko waxee TER bi tey ak yokkute la wante TER bi dafa ñëw di judd ci benn climat wala benn environnement ferroviaire boo xamante ni dafa nekk Sénégal. boo xamante ni jàppoon naa ni man bu fekkente ni vision politique bu sell bu tegu yoon bu yanu maanaa amoon na dama doon wax ne de bala ñu doon wax waxi TER dañu naan lii nga xam ni moo fi jiitu woon di chemin de fer d'une manière générale tudduma ay Transrail tudduma ay Dakar Bamako ferroviaire chemin de fer laa wax d'une manière générale. ndax kon da nga bëgg wax ni dafa mel ni kon château de sable moom la ñu tabax. wala château de cartes. mais exactement. parce que dañu ñëw teg si kanam si kaw lu rafet loo xamante ne amul fondement wala fondement bi jagut. mais exactement parce que tey bala ñu doon indi TER bi waroon nañu jéem a xool à l'échelle lu mu tudd ni ñu koy waxee ni ñuy organiser waate lii ñu tuddee le patrimoine ferroviaire du Sénégal. li ñu ko waroon d'abord organiser parce que soo xoolee ci wet gi ana lan moo am ci wetu TER bi. ñu ngi ñëw autoriser benn société boo xam ne mi ngi exploiter benn minerai ci Diogo ñu autoriser ko ci kaw suufu Sénégal. mu ñëw teg ay raayam di dawal ay saxaaram. waaw mais tey booy xool bu fekkente ni dañuy wax ne environnement boobu dañ ko waroon a organiser foofa fa la ñu njëkk a sooxe. yaakaaroon naa ni nguur gi li mu waroon njëkk a def mooy jéem a fexe xool bu fekkente ni dafa bëgg a indi benn cadre institutionnel ou benn cadre organisationnel bu bees mu jéem a xool ana nan lay waxee ak législateur bi. législateur bi jéem a fexe d'abord xool environnement ferroviaire du Sénégal nan lañ koy tabaxewaat. très bien ngir bàyyi la balaa ngay dem la moo war a mën a doon wala lan lañ mën a ragal mu doon njeexital ci TER bi ak muccam. liñ ciy ragal daal mooy liñ ciy ragal mu nekk li nga xamante ni tey lu ñuy wax naan la face apparente de l'iceberg la. tey TER bi dafay mel ni rideau la bu ñuy ñëw doxale ko. ci suñu diggante ñun askanu chemin de fer ak li nga xamante ni moom mooy li war a am mooy lan. mooy tey TER bi bu ñu nee mi ngi daw diggante Dakar ak AIBD ku ci yem da ngay daal di jàpp ne chemin de fer de am na Sénégal de am na chemin de fer bu performant fekk ne li ñu doon tuddee chemin de fer Sénégal moo jógee Ndakaaru dem Ndar moo jógee Ndakaaru dugg Touba moo jóge woon Ndakaaru dem Linguère moo jóge Ndakaaru dem ba Bamako loolu tey bu ñu xoolee li mu sooxe ci ay dëkk. li mu rëy ci ay entreprise yu ndaw yu ci daan liggéey li mu rëy ci ay doomi aadama yoo xamante ni tey ci lañ daan jaay jaaf wala nangam li TER bi di rëy li muy rëy laa wax dafa ëpp li nga xam ne moom lay jagal. alors Babacar Ndiaye ndax da nga bëgg a wax ni ci tënk rek pour mu gën a leer ci ñaari baat ne TER bi cetu ginaar lañ ko war a mën a méngaleel. mais te muy dëgg Khalifa cetu ginaar la chemin de fer la ñu amoon ñëpp naw ñu ci Afrique tey booy xool ñun cadre ferroviaire yi ñu am en Afrique tey. yëpp Sénégal lu ci ëpp Sénégal lañ jógee. très bien maanaam expertise. ferroviaire nationale bi nga xam ni moom la Sénégal am tey moom la réew yëpp di jëfandikoo pour am chemin de fer. très bien jërëjëf kon ñooñu bu ñu leen fi téye woon. jël ay instrument jox leen ko. ne leen tabaxaat leen ko mën nañ ko. jërëjëf Babacar Seydou Ndiaye di coordinateur mouvement départ patriotique pour l'avenir des rails et du train au Sénégal di départ doon wax xarañuk Sénégal ci wàllu chemin de fer ak ñëw TER bi méngale na ko ak catuk ginaar ci la nga xamante ne ni maanaam moom la ko méngaleel ci dëgg li chemin de fer di dund ñu nekk fii si ak studio bi ak Adama Isaac Diop muy président regroupement national cheminot déflaté ñu war a waxtaanee ci nu mu gën a yaatoo chemin de fer de façon globale samay
collègues samay confrères fekk nañ ma ci plateau bi conférence de presse Baba Ndiaye Dié Ba bu emedia.sn Baba Ndiaye bu iRadio ak emedia.sn bien sûr Aminata Ndong ci njëlbeen gi ba nëga di mu ngi fi ndax da ngeen am yeneen laaj balaa may sóobu si yeneen xaaj bi. di jaajëfal suñu invité rek. di ko laaj ndax ci kàddu d'accord na ak kàddu yu mu dégg léegi ci téléphone bi. Dié Ba. voilà effectivement d'accord naa ci parce que boo seetee terre bi njëriñam ñun ñu deqali woon chemin de fer bu njëkk ba moom la ñu gën gis suñu njëriñ parce que le Sénégal lambda xamul lu dul saxaar départ Ndakaaru ñu commencé di ci dugg di wàcc di yéeg dugal ay bagages ak ay marchandises ak ay produits. ba mu yegg gee ngi neew dem Kaolack wala ba mu yegg Ndar ñu wàcc. alors au retour ñu dugal seeni bagages indi alors mu mën a am échange entre les passagers. ñun loolu lañ gën loolu moo ñuy dundal suñu xol. très bien te it li mu rey ci li Babacar wax ci àll bi bari na parce que dëkk yu bari gaar yu bari bu saxaar daan ñëw dafa daan fees del mais mujj gi dëkk yëpp dañ dee. dëkk yëpp dañuy dee. te loolu li ko rey mooy saxaar bu dematul autorail bu dematul. loolu daal d'accord naa ci. moom nag lan la yaakaar ni état du Sénégal la waroon tàmbalee pour affaire bi dox. ci mbir mi ci terre bi wala ci chemin de fer. chemin de fer en général. bon chemin de fer su fekkee ni état bi muy commencé terre bi je pense que bu ci associé woon cheminots yi kon ñaar yëpp mën nañ doxandoo. associé wu ñu si cheminots yi. boolewuñ ci. kon TER ça n'a rien à voir avec le monde des cheminots au Sénégal. du tout parce que boolewuñ ci. doy na waar di. alors su fekkoon jëloon nañu syndicalistes yi jël les experts maison ñi nga xam ne chemin de fer. tel que xëy na kii Amadou Sarr bi nga nar a woo et Babacar Ndiaye mii waxtaan ak ñoom doon joxe des solutions et la première solution moo doon dañoo commandé 15 machines pour la terre. te loolu ëpp na pour 54 kilomètres. ëpp na donc bu ñu jëloon 5 machines yi. defar ko pour chemin de fer rek. machine yi mooy locomotive. locomotive yi voilà c'est ça bu ñu jëloon 5 locomotives yóbbu ko chemin de fer danañ mën a reprendre le trafic ñoom bu ñu amoon ñetti machine rek trafic mën demal ñu mën di fay seen bopp et mën aussi di mën suqali yeneen projets yi. donc nag loolu la ñu yaakaaroon ni que ni bu ñu nee 15 machines dañuy jël au moins 5 yi jox ko chemin de fer SNCS ou DBF. ñu mën a continuer seen trafic saxaar yi dawaat commencé waat yuuxuwaat gaar yi dund. et maintenant lépp du leen tere continuer cette terre mais malheureusement dañ jël lépp yóbbu ci terre bi machine yaa fa bu ñëwee dañu fay gaare du ñu am njëriñ parce que 54 kilomètres ñun à l'époque bu ñu amoon 5 machines mën nañ def suñu trafic yëpp. trafic yëpp dem ba Bamako dellu si waat dem Saint-Louis Kaolack partout avec 5 machines ba bërki dem rek bi cheminots yi di grève aussi waxaale nañ ko nañ leen jox ay machines ñu liggéey fay seen bopp fay lu ñu ci war a def ñu mën ko ci def. Adama Isaac Diop président regroupement national cheminot Deflaté ñu nekk si ñaareelu xaaj bi mooy li nga xamante ni jàpp nañu ne du lu méngoo ak maanaam mooy cetub ginaar gi ni ko Babacar Seydou Ndiaye waxee di coordonnateur u départ muy daal di indi ab TER mu méngoo loolu ak jamono. te li ko war a jàppale li ko war a gàttandu ndax feccum liir bu neexee nu ñu koy waxee ndey jaa jàpp ca mbagge waaye li waroon nekk ndeyam muy semaine de fer daanaka dafa nasax ba sukkuraat bay waaj a faatu ñoo di leneen teg ci kawam te boole ñu si ñi nga xamante ne ñoo xarañ bi ñoom ñoo am xam-xam bi bokk na si ñooñi nga xam ne ñoo am xam-xam bi Ahmadou Sarr tudd nga ko léegi di expert ci wàllu exploitation ferroviaire moom li nga xamante ne ni war nañu ko mën a leeral mooy nëga ni tey jii ana lan mooy njeexital yi nga xam ni xëy na du lu gën waaye lan mooy li nga xamante ne ni moom mooy li war a mën a gën ci li nga xamante ni am na ba noppi TER bi jënd nañ ko ba noppi faaw mu daw donc si ñaaru xaaj na la ñu war a taxawee ngir mu mucc ayib na la ñu war a taxawee ngir dara du ci naxas daañu wax itamit li nga xamante ni moom mooy njeexital gi TER bi am ci wàllug exploitation chemin de fer niki noonu tamit ci wàllug dund gi ak partenariat bi asalaamaaleykum Sarr. waaleykum salaam wa rahmatulah. Sarr jërëjëf ci disponibilité bi kon li ñuy waxtaan rek tey mooy ci sa wàll yow da nga amum njàng ak xam-xam ci exploitation ferroviaire maanaam anam yi nga xam ne noonu la ñu mën a jëriñoo ab raay ak saxaar yi si dem ak a ñëw donc li ñu lay njëkk a laaj mooy nëgën ni tey jii TER bi ban impact la mën a am maanaam ban njeexital la mën a am ci exploitation chemin de fer fii ci réewum Sénégal. kon asalaamaaleykum Khalifa.
nga may ma rek ma sant ñi nga xamee ñooy déglu ñëpp ak di leen nuyu di wax aussi par rapport ak sama camarade boobu nekk foofu Adama Isaac Diop def benn rectification bu ndaw rek soog a dugg ci loolu. parce que en ce qui concerne les 49 yi ñuy wax man ci 49 yi laa bokk. initiation li ñu ko initié aussi c'était Adama Isaac Diop man ak un certain Alioune Diouf. oui pour dem pour porter plainte. Par la suite Adama Isaac a préféré la négociation mais les 49 dans l'intégralité fay nañ leen mosuñoo dem ci rajo aussi wax quoi que ce soit par rapport ak la situation. très bien parce que seqoon nañu ak seen avocat et ça s'est bien passé. kon loolu leer na waaw SNCS aussi au lieu de DBF parce que ki njëkk a jël parole dafa wax DBF 2003 or DBF c'est récent. DBF ñu ngi si ñëw léegi accès guñu ci. waaw SNCS moo fi mos a nekk. depuis 2003 c'est pour que ñi koy déglu te ñuy cheminot xam nga dañuy teel a comprendre lu mel nii. absolument donc cela dit di leen remercier ci initiative bi. parce que chemin de fer jar na ko effectivement. bon TER bi nag am na il y a de cela 2-3 ans recevoir am na benn conférence de presse où on m'avait posé la question de savoir TER defar lañ leen ko qu'est-ce que vous en pensez ma ne on nous a mis à terre et on nous a relégué au calende grec. maanaam moom xelam ki la laaj bi. xel mu rafet de bonne foi mu ne la yéen cheminots yi. defaral nañ leen TER ndax loolu moo gënoon yenu maanaa. defaral nañ leen TER alors nan ngeen ko gisee man yóbbu nañu TER. maanaam yóbbu nañu ardo ci nu ma ko mën a defee un autre langage. waaw. cependant parce que période boobu aussi li nga xamee ne moom la dikkee amuñu benn visibilité amuñu lenn loo xamee ne mën nañ ci sax sukkandiku pour wax ci problème mu TER. bokkuñu en tout cas ñu bëri ci cheminots yi bokkuñu ci conception TER bi. kon da nga jàpp ne TER bi gisoo opportunité bi. kooku mooy sama première impression. deuxième impression parce que aussi lu mën a doon loo xamee ne dem na ba samp bopp dindi ko sànni mënul nekk. mais fii nag la ñuy interpeller l'ingénierie ferroviaire. cheminots yi maintenant fii la c'est un défi boo xamee ne tegal nañ leen ko. TER bi y a beaucoup de problèmes yoo xam ne technique yu taxaw xamuñu nan lañ ko ñi ko concevoir lan lañ ci xalaat bu fekkente ni dañuy jël par exemple les 115 000 voyageurs jour comme on dit parce que ci kaw voyageurs yi nga xamee ne moom la ñuy transporter ci ngay amee xaalis ci ngay mën a defaree li nga war a defar kooku c'est un aspect y a d'autres aspects peut-être parallèles yoo xam ne mën nañ ko ci boole mais li ñu gis ak li ñu tàmm di gis ci ni muy doxee noonu TER bi c'est quelque chose d'hyper moderne benn quelle est la frange de la population ban population moo ko war a mën a jël bu fekkente ni ñu ngi koy jël ñaata lay war a mën a doon pour que mu mën a atteindre pour mën a am lu mu dimbale et nous savons xam nañu aussi en matière de transport ferroviaire voyageur le transport ferroviaire est toujours déficitaire. mais ndax xam nga foofu frustration bi ngeen wax mën nañ leen retourner aussi la question de savoir. est-ce que tamit affaire bi dépassé wu leen parce que wax nañu ne montage bi fii ci réewum Sénégal ñi ko defar ñëpp fi la ñu askanoo ci lu nguur gi wax ndax lu méngoog jamono la gis nga ni c'est très très moderne ndax du coup foofu noonu mënuñu wax ne xëy na dafa gën a xarala par rapport ak yéen locomotive yi ngeen daan faral di liggéeyee. bon. est-ce que expertise bi rawu leen foofu. non expertise bi rawuñu parce que gis nga cheminots yi li nga xamee ne moom la ñu mos a def te di ko suivre ba léegi. c'est des gens yoo xamee ne dañoo mos a nekk à la pointe de l'expertise. bare na loo xamee ni mën naa leen ko jox comme exemple loo xamee ni les Français dem nañu ba tële ko. Sénégal yi defar ko. kooku moom yaa bare nañ ci exemple. bare na situation yoo xamee ni les conseils techniques européens canadiens daan nañ ñëw Sénégal pour war ñu dépanner ñu gis ni am nañ jafe-jafe ce sont les travailleurs yi fi ne ñoo koy def. am na loo xamee ni sax benn vocable bu ñuy faral di wax c'est des ingénieurs analphabètes. lu xamee ni lu xaw a jaaxal nit. des gens yoo xamee ni dans le sérail dem nañu ba arriver ba résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. en dehors même des problèmes ferroviaires. Alstom boobu ñuy wax seen i machine ak seen yu bëri fii chemin de fer yaa gën a am relation
avec pas mal de ces pays. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Canada ñooy ñëpp dañu séq ak ñoom ak seeni xarala. te it des fois au niveau du Sénégal benn affaire moo ci nekk quand on parle cheminot nit ñi dañuy yaakaar ni ay ouvriers yoo xamee ni ñu ngi dans le tas xamuñu lu ñuy def. Or toute la gamme de diplômes du CAP à l'ingénierat ferroviaire, ingénierat arts et métiers, ingénierat transport yëpp am na fii. xarañ gi mu ngi fi léegi pour terminer lan moo des lan ngeen yaakaar lan ngeen di xaar ci nguur gi comme mbir mi taxaw na ba noppi te faaw mu daw. li des moom mooy mu wax ak cheminot parce que daw bi dina am li wóor moom mooy dina am fu muy xaw a sooxe te kooku bu ñu ubbeekuwul dina xaw a doy waar. am na benn émission bu ma suivre ci fan yi. le ministre du transport ferroviaire laaj nañ ko bu ñu inauguré terre bi. Est-ce que immédiatement day daw mais on a vu que ni mënul wax ni kañ lay daw kañ lay war a commencer daw ak lan moo war a gàllankoor ba bu ñu inauguré rek train bi warul mën a commencer daw. très bien donc je pense que Aminata Ndong balaa ñu lay bàyyi Aminata Ndong am na lu mu war a laaj wala Baba. waaw man fi ma bëggoon intervenir Khalifa ginnaaw ba ma ko nuyoo mooy parce que tey jii nii li ñuy wax ci wàllu saxaar si jógee Ndakaaru dem ba ca Mali mat na 2 kilomètres ak lu teg. alors am tamit ci li nga xam ne mooy ay gaar lu toll fanweer ak ñett laaj bi nag mooy monsieur Sarr tey jii nii dañu gis ni sopp nañu lu bëri ñi nga xam ne ñooy yor doxalin gi wala yoreen gi jëm ci train bi dem diggante Ndakaaru ak Bamako waaye ba tey jii nii jafe-jafe yi mu ngi fi yow sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wi indi nañu ay administrateur changé fii indiwaat mais ba tey jafe-jafe yi dafa mel ni tey la gën a taxaw. très bien. conférence de presse ak Khalifa Diakhaté. yi rajo jërëjëf Yane Demba Tine fukki minute ginnaaw ñeenti waxtu li ñu desee ñu jagleel ko Dakar Bamako ferroviaire Baba Ndiaye daanaka tàmbali woon daanaka transition bi ak laaj bi nga xam ni laaj na ko expert bi di Amadou Sarr. kon Baba dama lay bàyyi rek nga baamtu sa laaj bu ko defee nga baamtu ko tënk ko bu ko defee Sarr mën laa tontu balaa ñoo sorey. waaw laaj bi mooy ginnaaw Dakar Bamako ferroviaire liñ ciy am ci ay administrateur dafa bëri tey je crois que ñu ngi ci ñetteel bi ñuy soppi di indi mais ba tey jafe-jafe Khalifa tey la gën a nekkandi ñu mu bëgg a xam monsieur Sarr lan moo nekk jafe-jafe bi ndax dafa nekk ci administration bi wala chemin de fer ci boppam moo dundee moo bindoo noonu ñu bëgg ci am ay leeral ci wàllu woowu. jërëjëf parce que li nga xamee ni moo gën a andi jafe-jafe parce que depuis 2003 à maintenant am na près de 6 à 7 directeurs yoo xam ne jël nañu chemin de fer or plan social bi bañ koy def dañu waxoon ni il faut nécessairement un actionnariat de référence c'est-à-dire ñu koy jël dañu war a toog pendant 7 ans gérer le chemin de fer mën ko évoluer loo ni ñu ko tracé loolu mu mën fi jaar. mais malheureusement au bout d'un an ñee jaay seeni action l'État du Sénégal waroon a réagir comme du Mali n'ont pas réagi et à chaque fois muy recommencement mu mel ni ku nekk da ngay ñëw tibb si li ngay tibb dem sa yoon alors que c'est quelque chose boo xamee ne lu war a mën a nekk la pour reprendre ce trafic ndax avant ce plan social de 2003 en 96 déjà amoon na un schéma institutionnel boo xamee ne prévoiroon nañu ko et dafa mel ni ci schéma boobu la ñu bëgg revenir aujourd'hui c'est-à-dire am notre patrimoine national nga xamee ne dañ koy gérer suñu bopp le diggante Sénégal ak Mali ñu dénk l'exploitation commerciale à un privé donc muy partenariat public-privé. Très bien. Et il y a beaucoup de choses ci nekk en ce moment-là les forces faiblesses opportunités ak yi nga xamee ne moom la am chemin de fer ñun xam nañu ko bu fekkente ni jël nañu ko en charge dinañu mën a xam exactement ce schéma institutionnel nan lañ koy tërale. jërëjëf Amadou Sarr waaw Aminata Ndong rapidement. muy kii Khalifa Diakhaté dama ko bëgg a laaj moom mi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum exploitation ferroviaire par rapport ak sortie bu Ousmane Sonko pour parler de l'actualité Ousmane Sonko génn na ne TER bi moom li nga xam ne mooy courant bi mënu koo dawal moom mi ngi wax ci lu jëm ci carburant moo ko nar a dawal ma koy laaj moom mi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci mbir mi ndax ba xam TER bi lii di carburant mën na koo dawal. ñaar yëpp a koy dawal kay waaye comme tungu na teew ñu nataal.
bismillah. waaw xam nga bon situation yi bu amee kenn ku nekk di nga expliquer li nga bëggee. chemin de fer muy mën nañ ko dawal ak électricité mën na dem ak diesel aussi parce que même sunu train yi c'est des diesel électriques. nu mu tudd kii système bi du bimodal c'est ça. non bon bimodal mooy avec 2 modes de transport. oui différents soit transport ferroviaire ak transport routier par exemple. parce que ñoom dañuy wut des bus yuy drainer des voyageurs. andi leen ci train bi bu ko defee mu nekk bimodal. bon am na système multimodal. parce que ñun duma xalaat bu fekkente ni à long terme on peut arriver à un transport multimodal. avec le rail comme charnière. Très bien. Donc rail route, rail fer, avion, rail mer. Même pirogue waaw moo koy jërëjëf. Tout ça c'est possible. jërëjëf Amadou Sarr expert exploitation ferroviaire conférence de presse tey ñuy dalal Adama Isaac Diop président regroupement national des cheminots déflatés yaatal ko ba ci Dakar Bamako ferroviaire ci la ñuy soobu waaye balaa ñu siy sorey dañuy fàttali ne ñu ngi ànd ak Baba Ndiaye suñu naataango niki noonu Dieba ak Aminata Ndong dañuy fekki suñu beneen naataango bu nekk ca Thiès muy benn dëkk ñaari gaar Alexandre Isidore Sène ngir mu xamal ñu situation actuelle bi parce que li ñu si jàppandi mooy lu toll si juróom-ñeenti weer a ngi nii ñu féete Bamako fayuwuñu ñaari weer a ngi ñi féete Sénégal fayuwuñu kon ñu teewlu Alexandre Isidore Sène ci situation mu defal ñu benn photographie. jamono ji ñi daan seen doole ci yoonu saxaar bi ñu ngi ci guddi gu bët setagul Ndakaaru ba Kidira yuuxu bi benn la Mame Mbaye Tounkara secrétaire général Sudrail yëkkati baramu tuuma ni Macky Sall ak ñi ngànk Dakar Bamako ferroviaire ñoom de mu mel ni cheminot yi soxalu leen. président engagé wu na ci ba ne dana ko defar pour que chemin de fer rail bi mën a dundaat loolu la ñu wax ñun moom moo amagul te gisaguñ ko te gisuñu lu koy nduru. ay téeméeri doomi Sénégal ak Mali ñoo nekk ci Dakar Bamako ferroviaire te nee nañu foolaal ci kërub saxaar googe day metti. passif social bi rek li fi ne ci coopérative d'habitat yi non prise en charge coopérative d'habitat yi dañoo yoreel ay arriérés yu ëpp téeméeri millions 100 millions. depuis bientôt 3 ans ci transition waxuma la sax après la nga xam ne weesu nañ ko ci privé bi mais depuis bi ñu nekkee ci transition depuis 3 ans état jëloon engagement ni dinañ accompagner ba keroog bi mettre schéma institutionnel. maanaam transition bi dafa doy wala. transition bi dafa koo ëpp sax parce que ñoom 1 an la ñu waxoon pour transition bi léegi ñu ngi ci 3 ans. privé moo yore woon kër gi waaye nag état bi dal di cee teg loxo ndax nee nañu dañoo bëgg a sokkali li nga xam ne moo di raay yi. bi ko concessionnaire yi yoree mu tëw a dem dañu taxaw xeex ko pour ñu jëlee leen bi ñu leen fi jëlee tamit état ñëw ne dina ko sokkali engagement yi mu jëloon yëpp daanaka du mën a respecté wu ko mais def ko na mu ko waroon defee ba mu amee tamit taxaw nañu alerter leen interpeller leen grève nañ ci sax sitting ci dégg nañ fi ba tey suñuy grève ak suñuy marche ak suñuy sitting loolu yëpp nag du woon lenn rek lu dul attirer seen attention ci situation bi kon donc bu nit ñi di wax naan ñun ñaxtu bi salaire kese la du salaire fu mu ne nii ñu ngi ci 2 mois sans salaire est-ce que dégg nga boobu ba léegi ñu lay waxi salaire xam ne rek wax ngeen waaw wax nañ ci mais li nga xam ne moo ëpp solo ci li ñuy wax ñun tey mooy situation bi chemin de fer nekk waaye nag France ba nëgëndi ci gis-gisu liggéeykat yi Dakar Bamako ferroviaire Babacar Gaye moo féetewoo lépp lu ñaxtu ci syndicat Sutraay yi. association yeeg coopération yi liñ leen yoreel kenn xamul nu mu toll daayira yi boo feebaree doo faju yooyu yëpp nekk ay revendication yoo xam ni dañoo jàpp ni liggéeykat mënul dem yooyu àndu ci. yoonu saxaar bi mu ngi wéy di yàqu ci waxtu wi nga xam ne de train express régional dikk na njàkkare ci seen i ëllëg gànne si ñii di cheminots yi. express régional boo xam ne consulté wul la ci benn yoon amul benn yoon fu ñu ne toog leen yéen cheminots yi wala yéen cadre cheminots yi ngeen toog ñu waxtaanee amuñu ci benn place infrastructure yi bañ na ko ba écartement la standard ñun amuñu sax boobu matériel écartement standard matériel bi ñu yor yëpp métrique la ñaareel bi infrastructure yi muy gaar yeeg yooyu amul fenn sax fu ñu ne lii DBF la lii seen personnel mënul liggéey ci terre bi wala si est-ce que yéen a ngi koy xaar vraiment état bi mais loolu war na mën a nekk parce que tey jun personnel bi ñu yor am nañ ci ay xale yoo xam ne am nañ njàng seen i xeex nee nañu dañ koy wéyandil ci ajuma ji sax teg nañu ci taabalu ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ab préavis de grève bi nga xam ne dana am ñetti fan ñu ngi nii di ko déposé saa yi ñu ko déposé bu jeexee danañ ko rappelé waat ba keroog muy mat muy état bu Sénégal muy état bu Mali mu mel ni liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire amatuñu lii di kóolute ci ñoom ndax ci seen i wax ñoom waa Sutraay yi ñoom kilifa yooyee de amul benn xaatim bi nga xam ne jot nañ ko xaatim te wàccoo ak moom naam tegoon nañu ab plan de redressement ngir sokkali li nga xam ne moo di train bi muy kàddu Mame Mbaye Tounkara ak ñi mu àndal ci sunu wàll def nañu pexe bu ne rek ngir am gis-gisu ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk administration générale bu Dakar Bamako ferroviaire waaye kilifa Dakar Bamako ferroviaire ba fii ñuy wax ak yéen yëkkatiwuñu benn kàddu ci mbir mi. Alexandre Isidore Sène kon sant parce que fii lay yem ndax Kabili Touré di administrateur général mu ngi en ligne ak ñun asalaamaaleykum.
maaleykum salaam wa rahmatullah. Kabilou Touré ñu ngi lay sant di la gërëm yaa ngi dégg léegi suñu collègue Alexandre Isor Sène nee na jëm na jokk ak yéen ba taay sottiwul waaye jeex na léegi la nga xamante ne ni moom mooy laaj bu njëkk bi ñu lay laaj mooy situation bi d'abord fu mu toll rawatina ci wàllug payoor yi en ce qui concerne ñi nekk Sénégal. waaw man ma sant leen parce que nee na jéem na jokkoo ak ñun mais li ma jaaxal moo di li man kër gi samay xarit rek ñoo fa nekk parce que ay nit lañu woon moom topp ay Alassane Sall yëpp samay xarit dañu te jot am nañ sama woowukaay donc comme nee nga ni jeex na yore na sama numéro fu mu toll rek woo leen ma dinaa leen wuy kon mat kooku mooy benn bi ñaareel gi mooy ni maanaam mbirum salaire li ma ko waxoon keroog 31 janvier parce que man le 28 janvier laa toog ak waa kër gi ci suba si ma toog ak cadre yi ci ngoon si ma toog ak syndicat bi may ñëw toog ak ñoom le 28 janvier dama leen ne woon le 27 janvier dañu jot chèque le 27 janvier man laa jot le 28 bi may ñëw ma ne leen chèque mois de novembre parce que xam nga les gens sont payés à terme bu ñu liggéey ba pare lañ leen di fay donc mois de décembre bi mois de novembre bi la ñu waroon fay bon si loolu am nañu ay bët bu retard mais ma yaakaar ni ñun ñëpp ay kilifa lañu fi réew ñoom ñi yore dialogue social bi ak di yore kër gi donc yenn yi dañu war a ànd gis ni réew mi ñun ñoo ko bokk donc ànd di yóbbu affaire yi nekkul ni benn ñaar ñeenti bët rek bu mbir yi tardé war nañ mën a ŋaañoo wala xuloo loolu yaakaar naa ni du loolu lañ fekkate loolu waxi nit la te wax ju rafet la waaye xam nga borom kër yor jaboot bu liggéey ba weer dee kay sañ naa laaj payooram rawatina bu weer deewee ba làq weer loolu kay foog naa ni bu yenu maanaa la yow kay yéen war a expliquer li waral payoor gi tardé ak kañ ngeen si indi saafara je pense loolu moo gën a soxal liggéeykat yi waaw mais moom li ma lay wax la rek xam nga yow tamit wax ju rafet nga wax ni nga ne ay borom kër xam nga man mii di leen jiite borom kër laa te laaju ma salaire aw ma salaire yaay kilifa gi yaa leen jiite waaw yaa jaboote ma dik mooy ni engagement la ñaareel gi mooy lan da nga ne liggéeykatu Sénégal yi xam nga bu ñu jàppee ni kër gi dañ ko bokk 50% ak waa man que raay gi mënuñu dem ba frontière Sénégal taxaw du ñu am benn client parce que suñu clients yi dañuy laaj ñu yóbbul leen seen marchandise ba Bamako tey nii déglu ma bu baax juróom-ñeenti weer fayuñu waa Mali waa Bamako bi ma ñëwee depuis juróom-ñetti ñaari weer laa fi def xam nga ñaari weer si liggéey du dara surtout si liggéey boo xam ne suuf si loolu maa ngi liggéey di xëccoo pour ñooñ tam ñu dimbale leen fan yi lañ ma may gouvernement Mali may pour ma fay leen ñaari weer. léegi il faut ñu pragmatique parce que li ñu des si waxtu bariwul. donc wax ju rafet na jekk na ñu ngi la siy gërëm. waaye li ëpp solo mooy l'aspect pratique maanaam tey jii lan mooy li nga xamante ni mooy gàllankoor gi bay jur lu ni méngool ak lan moo ci war a doon saafara buy sax pour lu ni mel bañ a amati. waaw xam nga nit ku ne ak gis-gisam. waaw man bi ñu demee ba ñoom ñëpp wax dëgg yàlla te ñoom ñi seen bopp ma leen di sant parce que ba tey am nañu peut-être man ba tey dégguma ñu wax ma lu ñaaw dégguma ñu wax ni bëgguñu ma jàppale wala topp ma ñu dem mais kilifa boo koy jàppale di ko topp da nga koy dëggal tuuti man loolu moo ma ci metti parce que ñoom ñëpp ñu ngi may dégg ay xarit nee naa leen man maay syndicaliste bu njëkk bi ci bopp mais li ma metti parce que nit bu amee lu ko metti bu dul naa fekk da koy wax li ma metti mooy ñoom dama jàpp ni dañ may jàppale man ma nekk jóg jàppale leen nee naa la léegi bi nga waxee nga ne borom njaboot lañ ñu xam ni borom njaboot lañ moo tax mooy jub léegi concrètement xam nga da nga wax wu am solo pour que weer bu ne ñu mun a fay suñuy salaire du ñu daw si gannaaw nit mu doon même suñu njiitu réew yi bu ñu ne ni ñoom moom suñu bopp dañuy doxal suñu kër mais dañu war a mën a liggéey pour fay sunu salaire moo tax bi ma ñëwee li ma gën a yitte man du def ay commission de réflexion sur développement ferroviaire fan la raay gi di dem fukki at fan la raay gi di dem ñeenti at man li ma wax fan la raay gi di dem fi mu toll nii naka la ñuy def pour ñu jógalaat sunu liggéey moo tax ma teg ay
yooyu laa ñëw ajjuma ji jàll tegal leen ko nee leen man de sama xalaat ak sama gis-gis mu ngi nii xalaat bi ak gis-gis bii may gis ni bu ñu àndee ñun ñii ci kër gi dina metti waaye dinañ ko mën a sukkal loolu ñoom xam nañ ni wax naa leen lu leer ci loolu. alors monsieur Touré monsieur Touré je pense que vous n'avez pas très bien compris ma question dama ni est-ce que identifier nga fi tolof yi nekk ak lan mooy solution immédiate concrète bi ngay proposer. mais monsieur mais loolu da nga ma laaj ma ne la identifier naa ko. waaw yan la indi ay saafara toog ak ñoom. si saafara yooyu waxtaan ak ñoom si ajjuma ji. lan mooy seen jafe-jafe ñun ñoo def ajjuma ji yëpp pour waxtaan si saafara googu ñu nangu ni saafara googu ñu wax mooy yoon léegi saafara googu di yoon gi ajjuma la nañu may ñi ñuy jiite ñi ñu mën a dimbale ñu may leen ay fan seetaan leen fu ñu joxul saafara googu ñu mun a am lu ñu wax waaye fi ñu toll nii wax dëgg yàlla samay xarit lañ ñoom ñëpp aw ma fa benn noonu man ñoom laa fi nekkal. yaa ngi wax xaritoo mbir mi Sénégal la rek lépp suñu yëfi bopp la ñu ñëpp a ko bokk donc wax ju rafet gi rafet na mooy li ma la wax rek waaye mais ba tey lu concret la ñuy laaj. Khalifa ñun bu ñu dégloo reportage yi ci Isidore dafa mel ni ñoom liggéeykat yi li leen gën a indil seen jafe-jafe mooy li nga xam ne dañ koo dénkaat nguur gi ndax ñoom dañu waxoon ne biñ ko privatiser benn laps de temps boobu ñu ko privatiser woon dafa mel ni seen ay jafe-jafe amoon na saafara est-ce que jotul ñu jël liggéey bi daal di koy privatiser waat jële ko ci loxoy nguur gi jox ko yeneen société ñu téye ko ci seen loxo ñu mën a indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne moom li liggéeykat yi di jànkoonteel. waaw mais loolu tamit tontu gi lu gàtt la ci biir àdduna bi ba mu daj gisuñu benn këru chemin de fer boo xam ne privé moo ko jot muy am xaalis amul. mais ñoom Maroc daf ko defoon mu dellu ci gannaaw Afrique du Sud daf ko defoon mu dellu ci gannaaw. Botswana. liggéeykat yi ñoom liggéeykat yi ñoom ñoo wax ci seen kàddu ne temps bi ñu jëloon def privatisation bi dafa mel ni seen jafe-jafe dafa amoon saafara bi ñu ko jëlee delloowaat ko nguur yi ci la ñu amaat ay jafe-jafe. soxna si yaakaaruma loolu parce que ci liggéeykat yi syndicat bi fa gën a am doole mais moom moo xeexoon pour que loolu daj pour que concession bi dañ parce que daanu woon dox. Baba Ndiaye am nga benn laaj ñooñu waxuñu loolu ñoom li ñu wax rek mooy kër gi dox. waaw Sarr baax na baax na Sarr xam nga Sarr am na laaj ñaari laaj yoo xam ne laaj nañ ko mais il faut nga tontu si balaa ngay raccrocher. mais damay bàyyi Baba mu laaj mooy laaj yi ma laaj Sarr bàyyi Baba laaj yi pratiquement ñaari laaj rek mooy nga wax ñu exactement ñoom. kañ lañu mën a jot seen payoor muy benn. ñaar comme yow nee nga jafe-jafe yi xam nga lan la nga wax ñu ndax ci wàllu koppar la wala fan la jafe-jafe yi féete. tigi waaw benn bi mbirum koppar gi mbirum salaire yi moo gën a gaaw ba tontu leen si nee naa leen bi ñu liggéeyee ba pare lañ ñu war a fay comme amuñu lu ñuy fayee gouvernement bi moo ñuy dimbale pour fayal loolu tamit gouvernement bi bu weer bi deewee si fukki fan gi topp weer gi la ñuy jox donc mois de décembre amoon na retardu 10 jours léegi maa ngi leen di wax nii may wax ak yéen nii xam nga le 10 janvier la ñu waroon fay weeru décembre mais wax naa leen ni woo nañ ma di ma dem suba ci suba pour jël chaque mois de décembre xam nga kon nguur gi. kon ñoom suba def na lu rafet. donc tey nii may wax ak yéen ci rajo bi askan bi yëpp di ma dëgg mun nañ jàpp ni am na ci ñu mbirum koppar fi mu toll ni amatul ci fay. léegi ñaareel laaj bi mooy da nga ma laaj lan mooy jafe-jafe man jafe-jafe bi ma gis wax dëgg yàlla. mooy kër goo xam ne dañu war a ñun suñu liggéey mooy ñoom ñii di wax. toujours dama koy rafet. am na benn remarque sama invité ñu reprendre suñu liggéey. sama invité am na benn remarque bu mu la bëgg a def. waaw. Adama Isaac Diop directeur. waaw maa ngi lay déglu li ma bëggoon a laaj. mooy xam nga mois de novembre. fay ñu leen ko. ba décembre ñëw attendez s'il vous plaît. fay nañ leen ko. dama la koy leeral rek. fay nañ leen ko loolu laa lay expliquer. mois de novembre. le 10 décembre normalement la ñu état bi di ñu dimbale. moom daf ñuy dimbale xam nga dañuy waxtaan ne ñun ñëpp wax nga lu rafet ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bokk kër gi. man léeg-léeg bu may waxtaan ak yéen surtout yéen da ngeen doon loo xam ne yéen ñeneen ñuy dimbale ñu waxtaan ak askan. damay bëgg lu ma wax ci rajo bi suba nga bañ ma nee ni yaa waxoon di amul dama ne chaque weer. bu ñu demee ba liggéey maanaam novembre bi ngay wax bi ñu ko liggéeyee le 10 décembre normalement mooy li ñu état bi wax dinaa leen dimbale chaque weer bu jeexee 10 décembre bi si topp ma jox leen. le 10 décembre état bi jotuñu jot ci chèque bi mais le 27 décembre laa jot ci chèque
mais loolu tamit fenuma leen dama dem ci ñoom bi ma toogee ak ñoom le 28 décembre ma ne leen gars yi jot nañu chèque novembre xam nga loolu ci vendredi 28 décembre boobu la ñuy jox chèque bi banquier mais xam ngeen ni banque bu jotee chèque da koy enregistré bu ko enregistré ci fan yii di ñëw nga jot ko ci sa compte donc yaakaar naa ni tey ci guddi wala démb am na wala suba dina am ko jot ci novembre léegi ci décembre bi ma gisee ba tey chaque jour maa ngi ci ñafe bi ma gisee ni ñoom c'est vrai ay borom njaboot lañu tey ci suba bi ma xëyee ma dem ci ministre du budget ma ne ko grand il faut nga dimbale xam naa ni le 10 décembre nga may dimbale du loo xam ne dama ko amel. Kabili Touré ndax yéen da ngeen war a démissionner est-ce que da ngeen war a démissionner bu fekkente ne da ngeen di liggéey ba weer dee ngeen di xaar nguur gi mu dimbali leen est-ce que warul parce que est-ce que loolu du échec est-ce que échoué leen waaw mais waxtaan bi neex na parce que xam nga toujours da nga wax ju man damay déglu nit nga ne Sénégal gi ñoo ko bokk tigi bu dee fépp foo xam ne dafa suuf fépp foo xam ne dafa métti waaw mais ku mënul mën nga bàyyi sa ku télé war nañu bàyyi ku télé war nga jox sa morom mu def keneen def parce que réew mi manque na expertise moo tax ñi fi dekkoon ñoom def nañu il y a 2 mois 8 semaines man mii doog a ñëw jot naa 9 mois salaire de retard Mali jot naa ci 2 bindal loolu sa kay retard de salaire mu ngi nii maay wax ak yow amul bindal loolu sa kay 8 semaines ma ne lii mooy jàngat gi ma gis lii la lii mooy faj ma toog ak ñoom ñuy def 40 semaines de fay ñu ne ma bu dee lii mooy faj bi nangu nañ ko dinañ ànd ak yow jàppale la te ba tey yaa ngi leen di déglu. mais nañ ma dimbale ma liggéey. donc li Baba wax léegi li Baba wax léegi dafa am solo est-ce que jotul ñu def table rase parce que boobu ba tey ku ñëw télé lan moo doxul loolu Baba laaj na ko léegi waaye tontu amu si. non tontu bi am na si de sëñ bi. tontu bi mooy ñi doon ñëw xëy na dañ doon wax ay affaire beesalaat yoon bu bees di wax ay 600 milliards 700 milliards man li ma gëm mooy sama mën-mën naa dem ci loolu moo tax man li ma leen wax lu bees ci ñoom mooy ni balaa ñoo wax dañuy def 600 700 milliards nañu defaraat suñu yoon bi même bu ñuy yox yi ba yegg ba ma ko ñu yox yi yóbbu marchandise yi ñu fay xam nga loolu lu bees la xel bu bees la gis-gis bu bees la loolu kay sëñ bi moom laa la wax léegi man ci loolu laa nekk foo xam ne nit yaa ngi wër ay 600 700 milliards man maa ngi koy wër 20 milliards war nga nangu ni loolu gis-gis bu bees la parce que yaakaar naa ni ku amul 20 milliards war la mën a am 600 milliards. waaw ndax tailleur bi du coup yow li ngay wax xam nga li ngay wax dafay firndeel ne 5 secondes. boo ma mayee 5 secondes. on a pas tout le temps 20 milliards yooyu. la ma gouvernement bi wax mun nañ la ko jox. mais xam nga da ngay 20 milliards moom mun nañ la ko jox. xam nga li ngay wax nii Kabili li ngay wax nii dafay feddali ne tailleur bi du woon priorité en réalité. tout à fait. wala. nga ne dégguma. est-ce que TER bi compte tenu de la situation là est-ce que priorité la woon. non loolu tamit xam nga ñun ñëpp waxtaan gi dafa neex te yàlla xam na ni gis naa ni yéen ñëpp dañuy bëgg rek leeral askan gi avance. oui mais xam nga Isidore. TER bokkul. moi c'est Khalifa Diakhaté. moi c'est Khalifa oui moi je m'appelle Khalifa Diakhaté oui. TER ay nit la yóbbu. mais bu ñu demee ba Sénégal ñu am dëkk bu bees bu ñu tuddee Diamniadio. dëkk bu bees boobu nga xam ne ni boo ñaaree jël autoroute bi nga war a liggéeyi Dakar war a ñëw dëkk Diamniadio da ngay am embouteillage mais defe naa ni am yoon bu gaaw boo xam ne dañ koy wax train rapide train express rapide mu yóbbu la ba Diamniadio nga liggéey nga ñëw nga xëy ñëwaat Dakar defe naa ni loolu tamit luy avancer Sénégal. kon fooy def fan ngay def taxawal rek kon léegi fan ngay def camion malien yi ak porteurs yi nga xam ne ñoom ñooy bloquer circulation bi à longueur de journée avec le manque à gagner di am fa loolu foo koy def. très bien Isidore c'est très moi c'est Khalifa bi ma toogee waaw Khalifa c'est très intéressant. Isidore il a bi ma toogee ak ñoom ajjuma dama leen ne gars gis nga camion yi ou bien ñu wax seen affaire ou bien duñu avancer ñu woo toog ñu ne ma DG loo ci gis ma ne kan dañu war a am ñun centre logistique boo xam ne camion yi bu ñu ñëwee ba buntu agglomération urbaine yi ñu mun fa def ñun bu ñu jëlee marchandise bi ci kii bi nu mu tudd port bi ñu mun leen ko jox ma ne leen ñaareel bi ñun depuis 96 ans ay livraison rek la ñuy def Mali mais ñun suñu réew tamit avancé na tey Touba dafa rëy am ay nit yu fa dëkk Kaolack am la ñu fa dëkk Gambie mu ngi existé Guinée-Bissau mu ngi existé est-ce que DDS ne doit pas aussi livrer
en Guinée-Bissau en Gambie. donc ma wax leen. gis-gis yu bees yooyu. Touré man la Khalifa Diakhaté xaw ma tey loo añee. kenn mënu la tey yaa gën a gaaw saxaar waaw taxawal rek yow Touré rek nga mën a sant léegi waxtu yi daf ñuy tàmbalee dab daanaka jeex na ba noppi léegi dama bëgg a bàyyi rek samay collègue ku nekk am na laaj mënu bëgg a laaj en 30 secondes rek nga bañ fee def yëfi Touré en 30 secondes nga tontu ñu comme ça ñu avancé parce que li nga mujjee wax ni moom ban boolu ceeb man du ma lekk ok bismillah alors Baba Ndiaye waaw man li ma mooy laaj bi ñu la laaj léegi monsieur Touré tontu wocc dañu ne ndax TER priorité la ginnaaw jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel nii waaw wala déet. waaw ci sama gis-gis man damay wax sama gis-gis rek bu ñu demee ba ne dañuy am dëkk bu bees bu tudd Diamniadio TER priorité la. parce que boo amee dëkk bu bees amuloo nooy transporter nit yi ni ñuy demee ak ni ñuy ñëwee defe naa dëkk boobu du mun a def. waaw loolu bi nga waxee loolu bi nga waxee loolu ba pare ci laa la ne kon léegi fan la ñuy def beneen dégâts collatéral bi. mooy camion yi ci tali bi di causer accident di créer ay bouchons di indi impact bu rëy suñu économie Sénégal. waaw mooy nii xam nga raay bi bu doxal. si nga joxe solution bu am solo. mooy ñu fexe ut ay points yoo xamante ni fa la camion yi di yem après yéen ngeen def relais bi kon loolu dafay gis nga loolu bu ñu ko dëppee xam nga lu muy tekki. waaw ne li nga wax ne li nga njëkk a wax ne priorité la wax ju rafet la rek. wax ju rafet la rek. waaw voilà waaw kay kon kay du priorité. li nga wax du ma si dolli dara li nga wax du ma si dolli dara lu dul li nga si dolli mooy raay bi tamit bu doxee. camion yi duñu dugg a Dakar. waaw bi yemul Diamniadio. xam nga raay benn train mooy presque 15 camions la. très bien donc damay génne marchandise ci biir Dakar comme ça oto yi duñu fees ci biir. waaw kay jërëjëf yàq yoon yi di lor nit yi mais di. jërëjëf Touré. gaa ñi daal te wax leen ñoom ñëpp samay nit lañu. en tout cas Touré li nga wax léegi lu ma mënta wax te neexu leen. baalu naa ak mais man samay grand lañu damay wax parce que wax naa leen. nee naa leen ñoom ñëpp samay grand lañu. man li ma gëm laay wax. te ñoom lañ may pousse rek ñu def. en tout cas li nga wax léegi par rapport ak camions yi moom ala kulli xaal solution la. alors rapidement Aminata. oui sa dernière question. Khalifa damay revenir un peu ci li mu wax ci par rapport ak TER bi priorité la waaye dafa nekk ci jamono joo xam ne ñiy liggéey ci raay bi yëpp ñu ngi ci ay jafe-jafe est-ce que jotul woon tam ñu indi solution ci jafe-jafe yooyu laataa ñuy yóbbu seen bët feneen ba mun a xool lu méngoog jamono. beneen affaire bi mooy tam wàllum privatisation bi nee na amul benn dëkk boo xam ne privatiser na liggéey bi ba gis si loo xam te ay résultats la waaye mën naa ko ne am na dëkk yoo xam ne privatiser nañ lu mel ni Allemagne ak Royaume-Uni peut-être dina ma ne yooyu ay dëkk yu développé lañu waaye développement dafa di loo xam ne ku nekk daf ko war a viser bul ne pays sous-développé laa fii laa war a yem mais da nga war a dem avant de l'avant dem loo xamante ne nag ëpp na loo xamante ne ay njort nit ci la. rapidement. waaw nee na en 30 secondes soxna si li ma la wax du dey Allemagne ak Angleterre bi ngay wax. dañu am xam nga da nga wax ji nga wax li ko indi. Allemagne ñun suñu problème mooy lan c'est que nee naa la pour defar yoon il faut 600 milliards mais soxna si y a pas de problème si demain matin y a un privé qui peut mettre 600 milliards mais l'État le laisse faire la vérité c'est que les privés n'ont pas l'argent pour le faire. mais est-ce que am ngeen privé bu soxla Dakar Bamako ferroviaire. privé yi dañuy ñëw ñu ne état bi jox ñu xaalis ñu defar yoon bi ñun ñu dem liggéey ko am ko xaalis xam nga loolu. bu ñu ko defoon yow mii di wax ak man boo ko nangu. parce que sa alal la Touré xam nga luy dëgg Touré même rek waaw Touré xam nga la mooy dëgg. en 30 secondes. Touré. en 30 secondes Touré en 30 secondes. Kabili waaw 30 secondes waaw 30 secondes. 30 secondes. acca bismillah avancement yi ñu def. rapidement may ma rek 30 secondes. rapidement 30 secondes yooyu mooy def nañ ay réforme. réforme bu mooy lan tey Mali créé nañu benn société bu bees buy toppatoo yoonu raay bi rek mu ngi tudd Sopatel. Sénégal ñu ngi ci loolu ci semaine yii di ñëw. SEN'FER dina jóg. léegi SEN'FER tamit mooy financé yoonu raay bu ñu xasee ba def loolu la Angleterre def loolu la Allemagne def ma def mais ñun def yegg ko ñu foofu. kon kay jubóo ngeen donc ñu toog ñu def liggéey yooyu. jubóo ngeen bu ñu ko defee man li may ñaan nit yi. mooy lii baax na léeg-léeg lu doxul ñu toog ñu waxtaan. très bien alors bu ñu xasee ba waxtaan pour terminer xaalis en 2 secondes bu ñu xasee ba waxtaan nañu liggéey. merci Touré jërëjëf Touré xam nga la mooy dëgg li dëgg mooy wax ji jeexagul il faut nga ñëw conférence de presse parce que wax ji jeexagul si il faut nga ñëw il faut absolument nga ñëw waaye li ñuy waxtaan
gis nga bu ñuy waxtaan da ngay wax askan bi benn affaire. oui te ñetti boolu ceeb yooyu ngay rangale ba pare. nga koy bàyyi. nga bàyyi ba ma tam ma rangale benn. waaw baax na yaa fi tudd ceeb de man tudd ma fi ceeb ba nga ni jërëjëf. maa ngi nuyu sama grand sama xarit Ndeye Tunkara. merci beaucoup merci Kabili Touré mooy administrateur général pour Dakar Bamako Ferroviaire. Adama Isaac Diop jërëjëf yow yaa fi teewoon jóge ba Thiès ñuy jégalu ci métitu yoon wi parce que c'est difficile ak Dakaru ak xataay bi président groupement national cheminot déflaté jërëjëf Amadou Sarr bi ñu doon niital muy expert exploitation ferroviaire. merci aussi à Babacar Seydou Ndiaye bu départ mooy coordinateur mouvement démarche patriotique pour l'avenir des rails et du train au Sénégal. Aminata Ndong Dié Baba Ndiaye du ma leen remercier Khalifa Diakhaté moo doon ànd ak yéen ci conférence de presse ànd ci ak Saliou Deme yéen ñëpp yéen a ngi noonu ñu war a dellusiwaat bu soobee suñu borom beneen alxames ci beneen conférence de presse ci lu yitteel askanu Sénégal Kolo Cissé jërëjëf. alxames bu jot ci 90.3 i rajo bi ngeen yittewoo tigi. conférence de presse ak Khalifa Diakhaté. maam jogali musa jigéen ak bambari musa jigéen ñi laan samb sa maam la